salaamaaleykum mbokk mi ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateur Light TV lay seetaan nga présenté waale wax sa tur. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñi leen nuyu di leen ziar man la Assane Seck dëkk fii ci gox bi dëkk ci koñ bi juddoo fi yaroo fi waaw ñëwoon tey teew ci bés bu màgg bi waaw. voilà Cheikh Assane ñu gis ni que ni c'est bi moo nekk 10e édition bi nga xamante ni conférence bi ñu ngi nekk di ko amal fii ci au niveau de Pikine Ridis yow nga si nekk parrain lan moo nekk say impression. waaw impression yi moom lu rëy la lu màgg la d'autant plus que fii koñ bi koñu diine la koñu lislaam la koñu mbokkoo la koñu xaritoo la koñu rafetal la donc lii bon lu koñ bi mérité la donc impression yi ma ci am rek mooy lii lu koñ bi mérité la lu war a am la donc bu amee dañ ciy gërëm ñi nga xam taxawal nañ ko di ci sonn guddeeg bëccëg 10 ans c'est pas 10 jours donc lu am solo la donc il a fallu ñoo xam dañoo am taxawaay ñu am yëg-yëg am pas-pas gëm li ñuy def moo tax lii yegg fii tey donc lim impression yi kontaan trop moo tax fépp mu mën a nekk lépp lu ma mën a jàpp moom dama koy dagg dëgg yàlla fexe ba teew ci teew bi ma ciy teew man daf may neex waaw teew bi ma ciy teew man daf may neex et puis sama day bokk ci sama agenda day bokk sama calendrier lépp macha allah waaw. voilà Cheikh bi ba tey ñu ñëw ci thème tey bi thème bi nekkoon le social dans l'islam en tant que sénégalais en tant que porteur de voix Cheikh bi lan nga ñuy wax ci thème boobu ak lan nga ban jàngat nga ci am. waaw xam nga macha allah tabarakallahu thème bi mooy àdduna xam nga innamal mu'minina ixwatu mais boobu sax man damay dem bu gën a sori damay wax ni wa maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'budun c'est-à-dire ñëwuñu rek ci àdduna nii rek par hasard donc ñëw bi ñu ñëw am na lu ñu indi am na mission bu ñu tax a jóg am na lu ñu fi indi li ñu fi indi nag il faut ñu toog en tant que nit yaa ulul albaab la yàlla wax les dieux de raison donc il faut ñu toog ñun en tant que nit en tant que li philosophe bi def suñu existence quelle est l'essence de notre existence maanaam suñu dund gi ñuy dund lan moo tax ñu koy dund lan moo tax ñu nekk nit et que loolu réponse bi mu ngi ci alxuraan mooy wax naa fi léegi ñaari aay nee naa innamal mu'minuna ixwatu wax naa aussi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun donc l'islam social la parce que xam la moo tax suñu borom moom dafa mat moom soxlawul dara namul dara di xale yi wax namul dara innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun te ko xam na namul dara keneen ku dul moom nam nga dara moom nee na bu bëggee bu nammee dara am rek danaa nekkal ak mu nekk kon xam nga fa la autosatisfaction yam léegi nag mu des ñun nit ak nit mooy li nga wax léegi mooy social nit ak nit mooy jaamu yàlla lu tax yàlla mënoo ko defal dara te ñun noo nekk ak yàlla le créateur et les créatures ñun entre créatures moo ci des yàlla nag mi ñuy juger ñun entre créatures waaw yàlla mi ñuy juger parce que ñun mënoo lañu ko defal dara donc li ñu defal jaam ñi ak li ñu jaam ñi defal foofu la jugement yi nekk li ñu def jaam bi ak li ñu jaam bi def fa la yàlla di juger ndax yàlla yërmandeem yaatu na mooy rahmaani rahim ñi ko gëmul sax ñu ngi ci biir yërmandeem donc moom dossier am na yaakaar waaye entre nous la société et que l'islam mooy rafetal l'islam mooy la coexistence pacifique waxuma la sax entre jullit mais ñu dul jullit rek war nga xam ni yàlla wax ci alxuraan ni laxat xalax na insaana fi axsanil taqwimin yàlla nee na defar naa nit ci defar bi nga xam ne moo gën a matale te waxul laxat xalax na jullit de insaana wax nit ñëpp dugg donc ça va au-delà de l'islam man mi fa ma nekk bu dogu jotee damay def le tout ba suñu mbokk chrétiens yi bokk ci ndogul loolu daf may neex parce que ñun à notre niveau bu dee ñun neen l'islam lañ yor gëm nañ ko jàpp nañ sax moo gën ci diine yi kon ñun ñoo war a gën jikko donc ñun faaw ñu wan ni ñeneen ñi ñun liñ nekk lu baax la lu sell la lu yiw la te loolu mooy social dimbalante boobu
sociabilité nga xool ni ngay dundee ak ñi nga xam ne bokk leen sax faf ma ñëw tamit ci mu tax ma mën a dugg ci en fait thème bi am léegi ci société bi fi mu ne nii ci entre les confrères yi ma wax ci ni mag ñi dans leur ensemble képp ku ci topp liñ la sant foo mën a nekk kenn du la gën ak foo mën a bokk nag murit tijaan xaadir laay dama ni muy Cheikh Al Hadji Malick muy Cheikh Al Ahmadou Bamba radiyallahu taala an muy Maam Bu képp ku ci suivre enseignement yi mu teg yow foo mën a nekk xaw ma kan mais yow kenn du la gën yaa ngi dégg donc affaire bi ñun fenn lañ war a daje mooy ci mbaax murit tijaan di fenn lañ war a daje muy mbaax ca mbaax fu ñu daje feneen rek jaaruñu fan ñu jaarloo wuñ ñu fa kon polémique bu warul am taw damay faral wax ni ñun taalibe yi ñu ma yàlla baal ñu ñoo xaw a ñàkk fayda mais sëriñ si ñoom seen biir benn lañ man du ma jaxasoo sama benn mbokk taalibe murid wala ki yàlla tere du ma ko def parce que sëriñ si seen biir benn lañ wala gisoo loolu léegi nag ñun ñu bëgg a réeroo suñu biir man du ma ko dangul kenn man boo ma fekkee sama kër ñu sant Mbàkke nga fa xam nga sama diggante Chérif Adramé parce que ñun ñëpp ay jullit lañ ki gën yàllaa ko xam wax naa ko léegi ci début de propos benn mission moo ñu indi suuf mooy te yàlla wax na ko bu alxuraan doon am titre man bokk ñun ma laa yoon titre alxuraan dama naan wa maa xalaqtul jinni wal insa illaa liya'budu wàccewuñ jinne ak nit ludul pour ngeen ji wàccewu ma nit ak jinne ludul pour ñu jaamu ma donc temps amatul on n'a pas de temps à perdre te jaamu yàlla c'est un tout social bi nga wax ni rek doy na sëkk donc c'est un tout pour ne pas monopoliser la parole loolu daal laa si amoon lu ma ci contribuer waaw. am na solo voilà ba tey ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom lañ dafa am koo xam ne moom lañ jagleel bis bi tey mu bokkoon ci ñun bokkoon ci femmes yi nga xamante ni ñoo yoroon jàkk ji daan ko nettoyer daan ko toppatoo ñu koy wax soxna Fama Konté lan nga ñuy wax ci moom tey moom lañ jagleel bisu tey bi. waaw xam nga Pikine dafa am benn particularité Pikine. c'est-à-dire boobu dee fii sax nga dëkk màggee fi yaroo gën a goo doo xam importance boobu doo xam valeur boobu doo xam acquis boobu nu ma la ko mën a acquis boobu Pikine am c'est-à-dire Pikine solidarité bi fi am bon mën naa ni man gisuma ko feneen parce que man fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee tamit génn naa mère Fama Konté boobu yàlla na ko yàlla jégal mën na ni yow sa yaay la mën na ni man sama yaay la mën keneen ku taxaw tamit yaayam la te juruñu ci men nga jàng ci lan maanaam da ngay gis mère boo xam ni day jël ay doomu jàmbur di ci sonn di ci daj guddeeg bëccëg loo xam ne daju ko ci ay doomam te loolu rek ça veut tout dire ci seede ci moom ma seetlu ci moom mère boo xam ne daanaka doo dégg sax waxam man ñu suñu kër yi ñoo jàkkaarloo mais mère man wax dëgg yàlla pour ma dégg kàddoom sax lu raar la waaw pour ma dégg kàddoom rek lu raar la mu doon mag mu sell mag mu baax mag mu dal mag mu organisé macha allah tabarakallah wax dëgg yàlla seer yi dañ koy seede te yàlla tax muy lu ñu xam parce que ñoo jàkkaarloo pendant des années mu doon nit ku sell donc daal leen daal lañ ciy wax daal xanaa di ko dollee ñaanal fa mu nekk gënal ko fii yàlla branchel ko àjjana fa mu tëdd barke yonent bi lii aussi ñu ngi koy defal paraneel ko muy ay yiw ay xéwal ndax xam nga jotaay yi Papis jotaay yii ñuy tàgg yonent bi di ci wax yàlla ne yonent bi neen xam na la mel dama ni c'est des séances de relance spirituelle de tout musulman xam nga relance yow journaliste nga xam luy relance léeg-léeg nga woo ma bëgg rendez-vous ñu dem ba si nga ne ma cheikh bi maa la doon fàttali spiritualité noonu la soxlaa relance ustaas yi di wax yeesal pas-pas yi donc spiritualité dafa soxla relance léeg-léeg nga dem ba si kii mu xaw a kii ni boo ñëwee fii ustaas Mansour Samb wax relancé na donc daal ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla teg loxoom ci njabootam waaw ndax yàlla moom jógu fi te la mu mënoon du wàññeeku dara du si jóg donc
loolu daal lañ ciy yokk daal waaw. voilà Cheikh bi si benn minute rek ñu bàyyi la nga daaneel rapidement mu gaaw nga tàggatoo. waaw tàggatoo bi wax dëgg yàlla di sant ñëpp di sant waa koñ di sant di gërëm di sant yéen journalistes yi yow Pape Amadou di sant di la gërëm di la wax ni fii nga nekk fi nga war a nekk di sant caméra bi Seydina Alioune moom aussi damay wax ni yéen c'est des intellectuels au service du journalisme waaw vous êtes des intellectuels au service du journalisme donc fu ngeen demul ci journalisme rek yéen la neex lu ngeen ci amul yéen la neex parce que man xam naa leen xam naa seen seen capacité donc di leen ñaanal rek yàlla dooleel leen yàlla kàttanal leen di sant suñu yaay koñ bi suñu baay koñ bi daayira yi ustaas yeeg ñëpp sant waajur yeeg ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm sutura ak mucc di wa salaam. voilà mu nekkoon 10e édition conférence bu am ci quartier Ali Camara mu nekk fii ci Pikine Rue 10 thème bi nekkoon le social dans l'islam ki ko doon waxtaan nekk seen oustaz Mansour Samb ànd ci woon ak Taban Mbuub ak ñi nga xamante ne ñoom lay àndal ci wàllu tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu nekkoon conférence bi nga xamante ni ren dafa xaw a spécial ndax dañ ci doon rendre hommage ki nga xamante ni mi ngi fi woon daaw yàlla def tey nekk fi mu nekk soxna Fama Konté voilà dégg nañ réaction yi nga xamante ni vraiment autorités yi am nañ ko ak population bi jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy soxna mère Fama Konté lu ñuy def rek mooy di ko ñaanal yàlla xare ko àjjanay kawe ya àjjanay firdawsi jéggal ko ay bàkkaaram di leen jox rendez-vous rek dig daje ba 2019 incha allah ci beneen édition wu conférence annuelle bu mosquée quartier Ali Camara jërë ngeen jëf.